waa Mbëbës nee nañ suba ci bisub set setal bi ku yab sa mbalit indi ko fa doo ko fa sippi lu ko mooy àpp nañ ko ci oto ba ko indi ñu taal ko. Babacar Diop mi ñu boole woon ak Guy Marius Sagna tëj porté plainte gi tey jii nag la ko def moom mi ko diggee woon ci garde pénitentiaire yi ko yoroon foofee ndax nee na dañu ko fitnaal. dogalu ministre de la santé kenn amatul droit léegi nag bañ a jël malade boo xam ne dafa nekk ci urgence jëfe gi nan lay amee la ñu laaj directrice des établissements publics de santé Fatou Mbaye Sylla ay leeralam ci biir xibaar yi. DER délégation à l'entrepreneuriat rapide jox na waa ONCAV 500 millions ay boulangerie ak i tricycle moto yi am ñetti pono yi la ñuy liggéeyee ministre des sports jox na leen ko. sport arobase ak li ci yéenekaay yi la ñuy daaneele neskis ñu ànd ak yéen ci faram-fàcce gi. suba ak jàmm la ñuy tàmbali tonni mbalit mi njiitu réew mi dana bale buntu këram kilifa gu ci nekk ak njiitu koñ yi ñu koy sàkku ci yow ku bale ba noppi nag ba ñu dajale mbalit ma war ko yóbbu Mbëbës waa Mbëbës yooyu noonu nag ñoom àpp nañ ko fu sore sori ndene nañu ku fa ñëw di sippi du antu boo forcé dinañ taal oto ba nga yor sànq lañ ci janoo ak taskatu xibaar yi ngir nag bañ nit ñi buubee mbalit mi ci seen kër yi xëppi leen ko kii di Abi Beng moo wax ci wolof bi ñu déglu ko ci micro Salif Sow. ministre Abdou Karim Fofana lu mu wax ñun déggoon tewuñu ndax ñun lu ñu bëgg ñun dañoo doyal ci Mbëbës ndax ñun ñii ay yaay lañ mais sunu doom yi ku ñu sene mu jàngi mu dem Mbëbës l'insécurité rey yi ñun dañoo sonn si Mbëbës ñun yaay yi ñoo tàyyi ak saxaaru Mbëbës bi di taal pneu yi le 4 dañuy bale Ndakaaru su ñëpp balee Ndakaaru nag fan lañ koy indi Mbëbës ndax Mbëbës Malika la ne ñun ñii nag ñun waa Malika Kër Massar Yëmbal Nord Yëmbal Sud Tivaouane Peulh ñun ñoo ne déedéet mbalit du fi dugg nañu ministre bi tontu wala le président Macky Sall tontu ñu ba pare ñu seet ñun naka la ñuy def ndax ñun dañoo sonn trop rey yi sunu doom yaa ngi 15 xale boo solal yére ne ko jàngil mu jàdd dem Mbëbës wuti ji ay feeraay di jaay ñun ci loolu ci lañ sonn kenn wérul ñëpp santé bi ñëpp xale boo gis mi ngi sëqat ndax infection pulmonaire aiguë ñun ci loolu ci lañ sonn moo tax ñu ne bu subaa nag oto mbalit bu roñ ay mbalitam jëlee ko Ndakaaru soo ñëwee fii ñun waa Malika ñoo lànk ne mbalit du fi tuuru. mu doon kon nag ki doon wax yeggut ci taal gi jombul ko wax ci wàllu français ba moom moo ko wax ñu des ak yéen ci wàllu yu ba léegi nag nde nee nañu fas nañoo yéene gunge gouvernement bi ñoom ñii di travailleur du nettoiement bi ci bisub suba bi ngir Sénégal set ci wecc Doudou Sarr secrétaire général adjoint syndicat national regroupement des travailleurs du nettoiement la ci Barthélémy Ngom jokkal. ñun ñoo ngi partagé avis président de la république non seulement waaye tamit vision bi nga xam ne am na ko ci gestion des déchets wax dëgg yàlla incha allah ñun danañ ko ci jàppale ndaxte ñun jàppale suñu bopp la ndax secteur bi suñu secteur la ba tax na nag le coordonnateur Ousmane Ndaw loolu la comprendre ba tax ba mu ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla am na ay réformes majeures yoo xam ne moo ngi koy jéem a def ci structure bi tant sur le plan administratif technique mais également financière. waaw monsieur Sarr ne nga xalaatu njiitu réew mi yéen a ngi koy rafetlu di ngeen ko it gunge mais seetlu gi moo di yéen liggéeykatu nettoiement bi maanaam ñi yëngatu ci wàllum mbalit yéen amuleen jumtuwaay yi war ba noppi liggéeykat yi seen condition ñëpp xam nañu ko est-ce que dana yomb ci yéen. waaw du yomb nag ndaxte wax dëgg yàlla képp koo xam ne am nga seetlu rek secteur u nettoiement moom ci ay jafe-jafe ak ay tolof la mos a dund soo xoolee société yi fi jot a jaar yëpp commencé ko ci régie municipal en 1976 jaare ci SIAP jaare ci SOADIP jaare ci Ama Sénégal Kadakar ba tey UCG ñëw xam nga ni bu tey benn flou institutionnel boo xam ne day indi éternel recommencement ci liggéeykat yi loolu moom moo indi wax dëgg yàlla liggéeykat yi toujours doon nekk ci précarité waaye moo tax structure bi nga xam ne tey daf fee nekk muy UCG dafa war a am beneen cadre institutionnel boo xam ne moo gën a dëgër c'est-à-dire créer benn agence boo xam ne wax dëgg yàlla dana am benn stabilité boo xam ne gestion des carrières liggéeykat yi conditions optimales yi yooyu yëpp dana mën a réunir. mu doon ñu ci fas yéene bokk ñeneen ñu fas yéene bokk di mécaniciens yi nga xam ni ñoom ñoo wër aéroport Senghor ñoom nag nee nañu suba ak jàmm clé yi nga xam ne moom la ñuy dépanner journée sans clé kenn du yor say clé bale rek ànd ak kilifa yi ci mébét mi ngir nag fa ñu nekk mu set wecci dañ ciy ànd ak leeral yi Pape Balla Gueye ma demoon ca seen ndaje ma.
ñu yor seeni rato pelle ay saako ak seeni camion ñi nga xam ne ay mécaniciens la nekk ci wetu aéroport Léopold Sédar Senghor jamono ji bëgguñoo des gannaaw wooteeg njiitu réew mi ngir ñu daal di setal ci biir réew mi loolee nag tax nañu daal di amal bés boo xamante ne duñu yëkkati benn clé lépp rek ngir fexe ba seen bërëbu liggéeykaay ak seen nekkin doon loo xamante ne lu mucc ayib lay doon Ousseynou Thiaw moom moo nekk njiital association artisan automobile yu nekk foofee ca kàmb gi. fii la ñuy liggéeyee fii la ñu amee suñu teraanga kon fii dañ ko war a defar ba mu baax rawatina nag suñu président de la république daal di taxaw ne dañoo bëgg def bi set kon ñun tamit loolu dañ ko ci jiitu dañu ciy fekk te lii nekkul dañ koy def rek yemale ko tey mais dañ koy def continuer ko continuellement dans chaque 3 mois lii bëgg nañ ko def incha allah moo waral tey ñu def journée sans clé jël suñu moyen wut ay pelle ak ay râteau dajaloo pour nettoyer ba mu set su ko defee aussi yoon bi ñu fexe yoon bi libre oto yi nga xamante ne aussi am nañu njëriñ aussi ñu fexe daloo leen seen borom ñu liggéey. gannaaw ba ñu ñaawloo yenn ci déguerpissement yi nga xamante ne dañu koy amal saa su nekk mécaniciens yooyu nag jamono ji li ñu bëgg mooy ñu daal di leen di amalal ab site de recasement goo xam ne ñoom ñoo koy moom waaye itam ñu daal di leen di gunge. waaw xam nga jëm ñaa yi ñu ngi koy wax mais ba léegi amuñ ci dara lu leer parce que dañ koy wax rek 50 hectares la ñu wax ñu ne pour le moment 400 places la pareegul sax dañ koy commencé ne nañ fi ak 1 an lay pare donc loolu pareegul fekk pareegul nag état dafa war a bàyyi ouvrier aussi ñu toog fi ñu toog liggéey ba mu defar ko mu pare mu doon leen a recaser tey foofu bu paree ñun pare ñu pour dem mais nag état aussi accompagné ñu waaw parce que tey boo yóbboo ñiy bàyyi ñi aussi du sotti il faut que ñëpp dem nga xamante ne tey Dakar day ñiy jaay pièce sax dañuy gën dem jam ñaajo su boobaa ñun pare nañ pour dem. ñu daal di door ab setal goo xamante ne fas yéene wuñu koo dakkal ñoom nag taxaw nañ temm ngir daal di jàppale njiitu réew mi ci politique am gu yees gi nga xam ne mooy fexe ba benn mbalit dootul taxawàllu ci biir réew mi. ba tey ci wàllu mbalit moom ak suba liñ ci mébét Alioune Badara Mbengue gornooru Kaolack di woote waa dëkk ba nde ñoom daanaka ci réew mi ñoom la ñu ndayalee mbalit mi dëkk bi gën a salte saa yu ñu waxee wax ko mu bëgg nag ñu teqale ko ak loolu mbooloo mi yëpp takku fekk si leen nag ci bale boobu ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diame. man daal dama bëgg Kaolack gi ñuy wax Kaolack salte loolu dañ. loolu nag kenn mënu ko dindi lu mooy ñun dañ ñoo ko mën dindi ay jinne wala ay malaaka du wàcc fii di ñu raxasal Kaolack di ñu nettoyer Kaolack ñun ñoo ko war a nettoyer suñu bopp te ku ci nekk boo ci dugalee sa loxo Kaolack dana set mais nag ñun ñëpp buñ fi toogee di xoolee rek naan Kaolack dafa salte suba ba ngoon te defuñ dara Kaolack du set moo tax may lancer appel boobu appel bii nag ku ko dégg woo naa la waa mairie service yeeg ñëpp daal xale yi mag ñi ndaw ñi ASC yi surtout les ASC équipe football yeeg équipe basket yeeg équipe nawetaan yeeg ñëpp woo naa leen xale yi association xale yëpp woo naa leen ci liggéey boobu nga xam ne ñu ngi koy tàmbali samedi 4 janvier 2020 fii ci gare routière bi bu ko defee ñu commencé ko nettoyer bu beneen yoone ñu attaqué waat beneen endroit bu nga xam ne nii bëri na mbalit bu yàggee je crois que mbalit mi dina jógee ci kaw la. waaw Mermoz moom tey jii taalibey sëñ Modou Kara yi xëyoon nañ nag bale foofee ca yoonu Wakam ba mu set wecc sénégalais yi nga xam ne nag ñoom la fa sali mata aw dajal ñu ci bëri nag ni d'accord nañ ci set gi ndax am réew dafa war a set kër set lépp set jombul beneen jotaayu xibaar ñu àndaat ci ak moom. wax ci wàllu ANACIM ak ngelaw lu am doole li nga xam ni nee nañu nag mën na gannaxloo géej gi ba jaxase ko ñu ni kon nag la ko dalee ca Ndar wàcc ba ca diwaanu Mbuur fii ba dimanche wala dimanche ba talaata ci 6 heures ci 6 heures ku ko mën a moytu nga moytu cee dugg ci géej gi ñoom waa ANACIM nag ñu koy fàttali bu baax a baax mool yi ci faral di dem géej Assane Dem ñu déglu ko ci jokkoom ci téléphone beeg Georges Déthié Diop. defar nañu bulletin tey bulletin bi wax ci ab ngelaw bu am doole ngelaw bu nga xamante ne nii dina amandi ci dibéer ba dimanche lu ko dalee 11h ci guddi jëm ba talaata 6h ci fajar waaw ngelaw bu am doole la bu nga xamante ne ñu ngi koy xaarandi ci diggante Ndakaaru dem ba sa Mbuur sa Petite Côte ba. waaw li ñu ciy gis daal mais ngelaw boobu dina am doole te loolu mun na indi gàllankoor ci wàllum napp ji ci nappkat yi ndax mun na daaneel gaal gi wala mu en tout cas créer ay accident ci biir géej gi. danger bu réel la donc ñu ngi wax sunu mbokku nappkat yi ak ñëpp ñi nga xamante ne ñii dinañ dem géej que ñu bàyyi xel ci ngelaw bu takk boobu ndax mun na indi gàllankoor bu baax a baax ci seen jumtuwaay ak ci seen ci ñoom seen bopp ci seen kaaraange daal. RFM rajo askan wi. lettre bi ministre de la santé bind biig ni képp koo xamante ne nii da nga woppati ba yegg ci loru laret
mu ni kenn mënatu la rëgët ci kër docteur goo demati loolee nag fan yee am ci koo xamante ne ni dañ ko doon awtee ba mujj yàlla def la gën loolee nag mu ni jaadutul ci réew mi nag ku ko defati dinañ la teg ay daan moom ministre de la santé ñi nga xam ne nag ñooy liggéeyandoo moom te war a jëfee dogal boobu rawatina nag ki jiite kër docteur di hôpital yi di Fatou Mbaye si la établissement public de santé yi moom la ci Georges Déthié Diop jokkool laaj ko nan lañ koy jëfee ndax jumtuwaay yi léeg-léeg mu xaw a matadi. dëgg la nag doxalin bi dafa am ay moyens yu mu laaj parce que biñ defee waxtaan bu yaatu boobu loolu boobu ñu bëri wax nañ ne ci urgence yi xam nga dafa dalee ba ci kër yi surtout bi ci biir hôpital bi en terme de infrastructure maanaam bâtiment bi en terme de équipement yi médecins yi dafa war a doy infirmiers dañoo war a doy dañoo war a am ay médicaments loolu yëpp dafa bokk fi jël en charge maanaam taxaw ku nekk en situation d'urgence donc note bi moom li ñu ci bëgg mooy médecin bu nekk directeur bu nekk taxawaay bi nga war a taxaw ci jël en charge urgence maintenant su demee nag ba am lu manqué am na loo xam ne hôpital moo ko war a jël en charge war a jënd garab ak leneen fekkee dem nga nag bu bëgg ko taxawal te am ci ay tolof am ay manquement su boobaa ñun war nañ ci aussi jàppale leen parce que loolu aussi mooy rôle ministère doo nit ki rek defal nii nga ko war a defee def ko na nga ko war a defee ñu bëgg ko def fekk jumtuwaay muccul ayib nag ñun ñoo ci war a ñëw taxaw jàppale leen ba nga xam ne accompagner leen yokk leen ressources humaines yokk formation bi yokk médicament ba nga xam ne wax dëgg yàlla dina taxawaay bi dina gën a yëwan mënuñu ñàkk sàmmonte ak digle yi parce que loolu mooy lu normal parce que liggéey aussi da nga war a def su liggéey ci normal dëj ci lu normal ci anam yi ñu ko war a defee nekkuñ ci ay phase boo xam ne war ay sanctionné wala ay xas non nekkuñ ci foofu dañ ne nii lañ ko war a defee naam xamoon nañ ko mais dañ koy fàttali léegi nag ñëpp dañ ci war a taxaw xar seen tànk tubay taxaw ci bu ñëwee ba ci digg ma nag ñun duñ def lettre circulaire bi rek bàyyi ko noonu dañ leen di topp di leen superviser dañ dem ci hôpitaux yi dañ am suñu moyens yoo xam ne moom la ñuy jëfandikoo pour mën a xayma liggéey bi ndax jaar na yoon wala déet bu jaaree yoon xayma ñu félicité su jaaree yoon dañ toog xayma ak ñoom lan moo tax soit xaalis bee doyul wala bâtiment ñoo répondre aux normes wala ressources bi ñoo doyul wala et cetera en tout cas mën na am ay causes yu bëri su boobaa nag ñu toog ak ñoom xool ku nekk la mu ca war a def ñu jëfee ko. waa délégation à l'entrepreneuriat rapide ñoom jox nañu lu toll ci juróomi téeméeri million genn wàllu milliard ay ASC ñoom nag ñu fas yéene def xaalis boobu ci ay boulangerie yoo xamante ne ni yu ndaw lay doon ñu ci lakk mburu di jaay ak itam jënd ay tricycle ñu ni phase pilote bi maanaam li ñuy tàmbalee xool ba xam dana doxam déet dinañ ci diir lu toll ci junni ci ay emploi di am xëy tey ji ci suba lañ doon jot ñoom ñu njëkk a jot seen i enveloppe ci loxoy ministre de la santé ndongo ko ca Pikine. juróomi téeméeri million ci sunuy koppar la waa DER daal di jagleel nag projet mini boulangerie bu waa ONCAV président ba di Amadou Kane gis ni nag projet bu nu mel dafa ñëw rek indi saafara ci jafe-jafe yu am ci wàllu xëyu ndaw ñi. tey jii nii am nañ 89 mini boulangerie ASC bu ne dina am benn mini boulangerie am tout le matériel bu nga xam ne mooy tax mini boulangerie bi fonctionner am aussi un fonctionnement qui a été déjà viré dans les comptes des ASC projet bu ne dina indi au moins juróom-ñaar liggéeykat loolu mooy direct ñu ne loolu yëpp dina egg au moins 1000 emploi mais am na 200 mini boulangeries yu ñëw. président bu ASC bokk xalaat gis ni nag mouvement navétane waratul def rek fu mu toll di tàllal loxo moom Abdou Khadir Diop la mu bëgg moo di ASC yi ku ci nekk mënal boppam. ndaxte bu ñu amee lu mat 7000 ASC si dëkk bi mooy que ne xool ASC bu nekk bu joxee 100000 francs rek dinañu yóbbu ba si plus de 700 millions banque bu ñu ko dugal mën nañu lever benn fonds bu toll si 2 milliards wala lu ko ëpp. kon loolu war nañu mën a permettre ñu taxawal lu mel ni petite et moyenne entreprise bu ñuy defaral suñu bopp ay mayop mais aussi créer emploi loolu dafa doon ay piste de réflexion yoo xam te war nañ ko xoolaat. délégué général bu DER ba xalaat bi jibee mu daal di déglu nag ba ki ko yëkkati daal di àggal Pape Amadou Sarr soogaa jël kàddu ngir tontu. devant le ministre les ASC s'engagent on fait un pilote avec 1000 ASC chaque ASC met 500 000 sur la table sur 3 ans nous on met 3 milliards on amène un partenaire ça fait 5 milliards c'est 5 milliards mobilisables en moins de 2 mois on finance les projets de 1000 ASC chaque ASC crédit emploi ça fait 10 000 emplois autour. gën koo yàgg fukki fan ak juróom ci weeru juin gi nu dëgmal waa ONCAV bëgg nañoo gis nag bépp projet bu nu sumb mu daal dee tàmbali ndongo ka Pikine RFM. maa ngi leen ko doon junj ci bopp xibaar yi Babacar Diop mi nga xam ne moo àndoon ak Guy Marius Sagna ci kaso bi te ñu mujjoon koo njëkk a bàyyi moom nee na tey jii nag déposé na plainte ca tribunalum Ndakaaru ngir nag plainte ko garde pénitentiaire yi ko yoroon bi mu nekkee ci kaso bi ndax dañu ko doon fitnaal ba tey lu jëm ci wàllu ñoo lànk tey jii ci suba nag jotoon nañoo am caravane boo xamante ne nii Guédiawaye la ñu ko defee woon yee askan wi ci wàllu courant bi ak seeraay bi ak bàyyi Guy Marius Sagna tey jii ci ngoon ñu fas yéene amal itam ab marche des na ci dellusiwaat beneen jotaayu xibaar. RFM Sport.
tàggat yaram Abdou Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay football la ñuy tàmbalee premier tour coupe de la ligue suba ak jàmm lay tàmbali. ci samedi ji fële ca Fatick EJ Fatick moom mooy dalal Amitié FC jamono bu Fatick dalal Ndiambour bu Louga Demba Diop bu Mbour moom mooy dalal Renaissance bu Dakar USO ak Kër Madior lay doon NGB ak Linguère ëllëg sa ca dimanche ja Dakar Sacré-Cœur ak Dakar Université Club lay doon AS Douane ak AF Africa Promo Foot. ñi nga xam ne ñoo di waa Guédiawaye Football Club ñoom ñooy dalal waa Gorée Port Autonome de Dakar Sonacos Mbour Petite Côte Thiès FC Casa Sport Stade de Mbour loolu nag bokk na ci choc yi naka noonu AS Pikine ak Jaraaf bu Ndakaaru. ñu wéy ak ñàkkum jumtuwaay yi ci wàllu tàggat yaram fii ci réew mi Abdoulaye Diaw joxe ci xalaatam. àdduna ci sànq ci suba fii ci RFM nee na daal li nga xam ne moo di ñàkkum jumtuwaay boobee dafay indil ay gàllankoor ay équipe yu bëri conséquences yi bëri na naka noonu waaye naan suñu bëggee équipe nationale yeeg club yi ñu am bu baax a baax taxawaay boo xam ne dafay mucc ay faay rek loolee ñu joyantiwaat ko dañu koy déglu moom Abdoulaye Diaw di chroniqueur sportif fii ci RFM. rafle boobu yàgg na fi de équipe bu Dakar yi amatuñu terrain. équipe bu Dakar yi dañuy génn Dakar di fa recevoir am nañu ñaari génération footballeur bu ñu amoon stade gagné coupe d'Afrique moo di 2002 ak bii 2018 bii nga xamee ni dañuy jógee coupe du monde génération yooyu yëpp fi ñu jaar ba dem coupe du monde bu ñu amoon infrastructure à domicile gagné coupe d'Afrique te ci diggante bi am na leneen lu fi xew loo xam ni rafle stade tamit moo ñu xaañ dem coupe du monde Sénégal yi fàtte nañu ni am nañ fi benn match boo xam ne buñ ko gagné dañuy dem à la coupe du monde ñu suspendre terrain Dakar amuñu feneen fu ñu jëm Côte d'Ivoire dañ ko mujj recevoir su ngeen ko fàttalikoo Maroc nul fa ak moom Côte d'Ivoire qualifié dem à la coupe du monde te gis nga Sénégal bi ñuy bàkku ci biir Afrique ak monde bi ngay dégg ñu naan Sénégal premier pays d'Afrique Sénégal 20e pays mondial sur 212 pays yu affiliés à la FIFA dafa am lu ci trompeur te gisuñ ko du Sénégal ay sénégalais la parce que bu ñuy wax le football sénégalais moo di lu jógee diggante Ziguinchor ba Ndar nga xam ni moo di biir Sénégal ci suñu championnat kon liggéey bi rëy na président Macky Sall barki démb bi mu organisé Dakar Arena dafa dalal suñu xel parce que dafa ni ñu pareeguma danaa leen jox léegi stade ay problème technique moo taxoon pose première pierre bi amagul woon ba barki démb mi ngi fàttali ni ci weer wi ñu nekk dinañ ko door. ñu dem ca Espagne ñoom ñu doon noppalu ci feetu Noël gi di tàmbaliwaat tey jii. waaw dinañ génnee lépp lu ñu lekk ci noppalu gi Valladolid moom mooy dalal Leganés Séville ak Bilbao du yomb samedi ja nag Valence Eibar Getafe Real Madrid Atlético Madrid Levante Espagnol ak waa Barcelone ñoom ñooy daje Espagnol Barcelone ak waa Barcelone. muy duel boo xam ne kon ñoom ñaar ñoo bokk benn dëkk ba di Barça ca dimanche ja nag Grenada ak Mallorca lay doon ñi di waa Real Sociedad dalal waa Villarreal Alaves Betis Séville Celta Vigo Osasuna. jërëjëf @jomaron dalee nag jàmm ci arobase ñu wax ci Sénégal mu war a am parc de technologie numérique jumtuwaay boobu war a jar $40 milliards ak juróom-benn ci suñu koppar dina tax nag Sénégal bokk ci réew yi nga xamante ne réew Afrique la yu xarañe ci mbirum innovation ak mbirum koom-koom waaye kuréel gi di organisation des professionnels des technologies de l'information ak communication moom lu mu soxla rek mooy ñu dugal ko ci projet bi Banque africaine de développement moom bi nga xamante ne lu toll ci $40 milliards yi la joxe ci suñu koppar. mu ngi prier kilifa yi ñu respecté délai yi nga xamante ne moom la ñuy wax ngir ñu pare parc de technologie numérique Abdou Diouf Diagne. parc des technologies numériques bi bokk na ci la nga xam ne moo ca nekk ci phase gu njëkk ga ñetti étage yoo xam ne lépp lu jumtuwaayu xarala yi day nekk ca biir ab data center ab incubateur pour ñuy def start-up ab centre d'étude ak recherche ab centre de production audiovisuelle Ndeye Tické Ndiaye Diop moom mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu économie numérique ak télécommunication. Il s'agit de faire en sorte. li ñu bëgg mooy def lépp ba suñu réew bokk ci juróom-ñaari pays Afrique yi nga xam ne ñoom ñoo raw ci wàllu innovation ak li nga xam ne mooy koom-koom ji ñu war a dëjmal la jàppale innovation bi nag mooy daal leen di financer daal ci gëstu
te it fexe ba lépp loo xam ne nag moom mooy xam-xam boo xam ne daf ñuy rëcc te nekk sa diaspora ba ñu daal di koy mën a dem jëli. ak solo si nga xam ne nag moom la projet bi la am moo tax organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication ci Sénégal di sàkku nag ñu daal leen di dugal ci doxalin wi. Antoine Ngom. secteur privé bu Sénégal nag dafa war a am place am ci li nga xam ne nag moom mooy parc des technologies numériques bi ñu samp tey koy yore. Banque africaine de développement bi nga xam ne moom moo si dugal loxoom ci lu tolloog ñeent fukk ci ay milliards di sàkku ci kilifay Sénégal nag ñu daal di aar jumtuwaay bii lee. Nous restons persuadés. am nañu yaakaar ñun waa Banque africaine de développement que ni gouvernement bu Sénégal dina def lépp loo xam ne moom la man ngir nag ñu daal di amal liggéey bi ci waxtu yi nga xam ne nag moom lañ ko xamlee te it dafa jafe. Entretien des ouvrages. liggéey yu ñeel nag parc technologie numérique bu Sénégal daal di nañu koy lancé liñ ci def ci koppar toll na ci ñeent fukk ak juróom-benn ci ay milliards. te ñu xamal leen Mara Diaw moom nag dafa yëngu ci mbirum entrepreneuriat Italie la nekkoon def na fa fukki at ak ñett bu mu dellusiwaatee fii ci réew mi mu ngi yëngu ci mbirum mbéyum ceeb taxawal entreprise boppam jox liggéey ay ndaw ñu bari foofu ca Richard Toll waaye moom nag lu mu soxla jamono ji mooy kilifa yi gunge ko ngir liggéey bi gën a dox Mamadou Diagne. gannaaw ba mu defee fukki at ak ñett fee sa Italie Mara Diaw daal di nay ñibbisi fii si Sénégal daal di dugg si mbay mi mu nekk activité boo xam ne tax na ba moom mi tey mu daal di taxawal ab entreprise am di si jël ay doomu aadama ñu siy liggéey. ñun Sénégal yi ñun nooy développé Sénégal donc kon man gisuma ku nekk si gis-gis nañ mais man gisuma ni toog Europe rek continuer rek ba ma xoolee nag Sénégal ma xam ni surtout waalo du ñuy yëngut si problème ceeb te gis naa ne ceeb bi am na importance te nit ñi commencé nañu ko consommer bu ma ñëwee c'est là ubbi sama minériser 2013 di jël ay employés chaque jour soo xëyee au moins dinaa jël 10 à 8 personnes yoo xam ni dina ñëw fii di liggéey. mu nekk activité bu metti lool ak ay investissement yu diis loolu tax ba kii di Mara Diaw di sàkku si nguur gi mu daal di leen di gestu. am nañu jafe-jafe bu mag parce que duñu jóge àll bi investir suñu alal fii si réew mi léegi nag dama yaakaar ni nit ki su jógee àll jël propre moyen investir ko si réew mi jël ay nit di leen fay kooku yaakaar naa ni état war na ko dimbali war na ko gestu waaye man dama seetlu au niveau Sénégal léegi moom a xaw naqadi si Sénégal moom presque ñu ñuy jàppale ni ay politiciens rek loolu te ñun noonu ku nekk dafa am la nga xam ne moo sa cër peut-être ñun politique du suñu cër. moom mi di xam leen ni tey benn bëgg-bëgg kese la moom mooy sénégalais yi nga xam ne dañ nekk Europe ñu daal di ñibbisi. yoon ci réewum Bénin ni mu mel jamono ji joxul dara yoon kaaraange ngir mu mën a taxaw askan wi nga xamante ne ñoo soxla yoon foofu ca Bénin kaddu yi bàyyi ko ca procureur Mario Metonou. internet bi ñu dagoon ci élection yi ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril wonewul dara dudul rek yaafuusu kilifa yi kaddu yi bàyyi ko ba léegi ci Mario Metonou code numérique ci réewum Bénin du dara lu dul nganaay boo xam ne rek mën nañ ko jël door ko ci kaw taskatu xibaar yi ba léegi procureur Mario Metonou moo ko wax kaddu yi bi ñu def ca Twitter moo tax ñu yóbbu ci yoon kii di Ignace Sossou fukki weer ak juróom-ñett la war a def ca kaso war a fay lu tollu ci ñeent fukki junni ci suñu koppar ndax xibaaru procureur boobu nga xamante ne def ko siwal ci réseaux sociaux yi procureur bu Bénin dafa yëkkati woon kaddu yooyu ci forum Verifox Afrique bi nga xamante ne agence CFI Média moo ko amaloon foofu ca Cotonou. Ignace Sossou di taskatu xibaar buy liggéey ci Bénin Web TV waaye liñ ko làq jant bi nag merloo na lool Ligue africaine des blogueurs ak cyberactivistes pour la démocratie muy Africtiviste jamono ji lu muy soxla mooy ñu bàyyi taskatu xibaar boobu ci nu mu gën a gaawee ñaax nag communauté internationale rawatina nag waa CEDEAO Union africaine ngir ñu bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xamante ne moo xew ci réewum Bénin ñu yokk ci ne nag mbirum démocratie ak fitnal askan wi jamono ji mu nga gën rek di fës ci réewum Bénin. arobase filayem ci technique bi Malang Vito Sonko ñoo ngi di gërëm ci déglu bi.